Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! den ànd ak télévision Futur Média ni ñu ko waxe woon njaayum gerte bi dinañ ko door benn fan ci weeru décembre fii ci Sénégal loole nag amal nañ ci ab conseil interministériel dafa bàyyeekoo nguuru Sénégal fas na yéene jaay kilo gerte gi ñeent fukk ak ñaar dërëm laata ñuy soobu tamit ci boobule traite dinañ def seen kem kàttan ba ñëpp ñu yoral bor ñu mën leen ko jox ba loolee mën a antu Cheikh Tidiane Dione teewoon na fa andi ci ak Jaafara Ba. léegi leer na njëgu gerte gi xam nañ ko ñu ngi koy weccee lu ñeent fukk ak ñaari dërëm suñ ko méngalee ak campagne bu daaw bi kilo gu ne teg nañ ci ñaar dërëm. mooy ñeent fukk ak ñaar yi ñu daan jënde kilo bi moom la ñu delloo si waat damay fàttali ni loolu bu ko état bi defee am na effort bu mag bu mu def parce que boo xoolee cours mondiaux yi njëgu gerte dafa xaw a wàcc tuuti na mu wàccee ci yeneen dëkk it am na ñoo xam ne seen production dafa yokk dëkk bu mel ni Chine bi nga xam ne sunu gerte lay jël. production ren dina yokk ci téeméer boo jël fukk ak juróom. ndax fii may wax ak yow benn kilo gerte booy jënd ci bitim réew mi ngi toll ci 187 francs su gouvernement bi ne kon da koy jënd 210 kon gouvernement bi dimbalewaat na béykat bi kilo bu ñu jënd dana ko ca tegal 23 francs pour que béykat bi la mu liggéey mu mën koo jariñ waaye itam mu mën a des ci mbayam gerte bi. ngir daal di amal campagne de commercialisation bu jaar yoon daal di teg ab fonds boo xamante ni dina daal di jënd lu toll ci 55 000 tonnes lii di semence certifiée ci beneen wàllu ba tamit am na yeneen xeetu semence yoo xam ne dañoo fas yéene daal di koy subventionné. benn bi nekk ci 20 000 tonnes de semence écrémée parce que dafa am programme boo xam ne moom lañ fi nekk di ko doxal pour multiplier semence écrémée yi te pour corriger li nga xam ne mooy yànq fii ak fële état bi dina jël 20 000 tonnes yoo xam ni da koy def ci programme multiplication des semences noonu lay jëlee it 10 000 tonnes yoo xam ne dañ koy jagleel gox yi nekk ci sud bi. beneen décision bu tukkee ci ndaje bi nguuru Sénégal ne taxe exportation bi léegi ñu ngi ko tënk ci juróom benn dërëm. lu opérateurs yi doon xaar pour taxe bi nga xam ne def nañ ko ci kilo gerte bu ne bu ñuy exporté mu nekk ci 40 francs donc dañ doon seet naka lañ koy indee ci 30 francs waaye état bi dina jël matuwaay pour dès que mu mën ko rek mu indi taxe bi ci niveau boobu. daaw dañ leen waxoon ne ku ci jënd benn kilo xott boo ko yóbboo bitim réew da nga ci fay taxe bu toll ci juróom-ñetti dërëm gouvernement bi nee na ren day wàcce juróom-ñetti dërëm yooyu def ko ci juróom-benn dërëm waaye nag balañ koo mën a def dafa fekk ne comme yóbbu nañ dossier yi assemblée foofu mu am benn loi de finances rectificative. production ren bi nag mu ngi toll ci 997 553 000 tonnes moom la ñu war a xaar ni ki ren jii loolu nag suñ ko méngaleeg bu daaw daanaka mun nañ ne am na yokkute leneen luñ ko mën a yokk bokk na ci démarrage effectif bu collecte bi ñu ngi ko jàpp benn fan ci weeru décembre. dañuy desandi ak teretu njaayum gerte atum ren ji loole nag Seydou Gueye àdduna jëmale ci li nga xamante ne rek noo leen ko fas yéene doxalee ci loolu nag mu ngi xam ne nguuru Sénégal jël na dogal fay bépp bor bi nga xamante ne rek dafa aju woon ci wàllu njaayum gerte fii ci Sénégal su ko defee rek dinañ mën a wéyal liggéey bi ni mu waree ñu teewlu ko ci micro Cheikh Tidiane Dione ak Pape Sangone Mbaye. lépp lu nekkoon facture ci autorisation yi nga xam ne ci campagne yu daaw bi toll woon na ci 41 milliards la ca ëpp fay na ko la cay des
xëy na yées na ñetti milliards donc te balaa at bi jeex ak ndimbal suñu borom dinañ ko mën a fay te la ñu ameel huiliers yi it te mu toll ci ñeenti milliards ak juróom dinañ leen ko mën a fay balaa at bi jeex. Sonacos bi nga xam ni mooy outil bi nga xam ni moom la politique bi développé premier ministre joxe na ay tegtal te matuwaay sax commencé nañ ko jël pour mu mën a jot ci alal ji mu soxla pour mun jënd gerte gi pour mën ko defar. ñu wax ci leneen police bu Sénégal foroon fële ca plage yu Corniche benn ubbi maanaam ab ngannaay bu am doole ñu xayma kat dooleem ci 400 kilo loole nag waa police di xamle ne rek lu yàgg la te sax ubbi nañ ci ab enquête ba xam foofee la fi mu bàyyeekoo Fatima Ba demoon na fa andi ci ak Abdoulaye Diallo. engin explosif bi ñu fekk ko ci plage bi nekk ci Corniche Ouest fii ci Ndakaaru obus bi toll ci 400 kilogrammes am benn mètre ci guddaay ak 70 centimètres de diamètre waa brigade d'intervention polyvalente ñoo ko daal di neutraliser laaj bi samp kay moo di ana fan la engin bile jógee. waaw njot nañu nag ne géej gee ko fa indi ndax xam nañ ne géej moom lu bokk ci moom lu nekk da koy génnee ndax diis na diis boo xamante ni nit mënu koo téye te tamit bateau pour mu mën a teer ci géej dafa am fu mu mën a yem ndax suufu bateau dafa rëy donc mënul jege noonu jege xeer yi jege plage bi yattukatu xeer moo nekkoon ci côté plage bi noonu moo gis objet boobu objet lañ ko mën a woowee puisque bu ñu koy gis xamul woon lan la si la ko photo bon muy acte bi ñu saluer tamit ndax coono boobu yëpp mu jël photo ko dem yóbbu ko commissariat central bu Dakar wan ko commissaire bi mu ko gisee xam na lan la moo tax mu jóg dem ba ci lieu bi woowaale tamit waa BIP ay artificier lañu ñoom ay nañu ci wàllu ndel ak yooyu waaw donc si la ñu dem si lieu bi nañ ko sécuriser comme xamuñu yàgg na naam mais xamuñu lan la mën a def comme yàq. police di dalal xel yi ci lu soxal ab menace terroriste fii ci Ndakaaru waaye xam le ni ubbi nañ ci ab l'enquête. suñu xalaat bu njëkk mooy dañoo foog ne géej gee ko fa indi mais nag ubbi nañu l'enquête pour xam ndell bi kii bi obus bi lu ko fa indi. yàgg na torop obus bi mun na am sax ci guerre mondiale yi ndax yàgg na màgget na bu kenn tiit bu kenn ragal ndax amul danger bi ci amoon sax dañ ko doon réel mais finalement amul benn danger ndax. xew-xew bi nag warta tiital benn yoon askan wi bu ñu sukkandikoo ci commissaire Tabara Ndiaye sàkku ne ba léegi war nañu xippi seeni bët di xool bu baax a baax ñu sàkku ba tey ci sénégalais ñuy daal di liggéey ak force de défense et de sécurité yi. Fatima Ba jërëjëf ñu desandi ak wàllu xeex terrorisme fii ci Sénégal leneen lu ci aju nag mooy hôteliers yi ñoom ñu gis na rek li nga xamante ne dañuy wax ay menaces su terrorisme fii ci Sénégal du laale dara ak seen liggéey ki koy xamle li ni mel di Mohamed Dem Fouadou moom nag mooy président observatoire national bi yor wàllu développement tourisme fii ci Sénégal ñu ne nag seeni clientèle xam nañ na daal dañuy faral di ñëw fii ci Sénégal di dallu tamit te ñoom dinañ jël matuwaay yu war ngir mën leen aar ñu teewlu reportage bi Mame Biram Diouf ak Mohamed Dia. expert en tourisme bi doon jàngalekat ci université Gaston Berger dàq nag bépp kon jafe-jafe goo xam ne ni hôtel yi nekk ci Dakar rawatina ñu nekk ci boori géej ci di ko am donte sax lii di menace terrorisme kon am na fii ci réew mi. information yi ñuy jot ak yooyu li nga xamante ni bi moo ci am mooy Ndakaaru mu capitalu tourisme d'affaires la waaw tourisme d'affaires nag moom mi ngi mel ni rek nit ki nga xamante ni dafa war a xëy dem liggéey waaw li ko tax a jóg. nekkul dem wuti fu muy foowee dem wuti fu muy noppaloo moom conférence moo koy tax a jóg wala séminaire wala congrès wala yu mel noonu. yokk sax di xam ne ni clientèle gi faral di dem ci hôtel yi fii ci biir Dakar donte sax dinañuy xool bu baax information yi soxal ko mbirum terrorisme googee waaye ak lu ci mënti am ñoom bërëb yi ñuy dem dal ga ak it kaaraanga ga moo tax duñ ci amit ay jafe-jafe. yooyu yëpp dina ko saytu yàlla mi dara tuul nag moom def na ni Sénégal. ci fi mu bokk ni li mu gën a ëppale ay moroom yi yeneen réewam mooy jàmm mooy sécurité bi mooy population bi nga xamante ni bi macha allah am nañu yërmande. ci ñenn ci ay borom hôtel yu ñuy jokkoon nag jafe na lool wax loolu leen ci lu soxal kon xayma ga ñu def ci nit ñooy ñëw ci ñoom ndax kat menace terroriste bi gi am na ak lu ci munti ne
Sénégal yàggul dara nag fekki weer kon ñu ubbi saison touristique bi waaye moom Mohamed Deme xelam dal. saison bi daal ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax a baax a baax surtout que am na ministre boo xamante ni bi tamit fa tabarkal macha allah wane na ak njàmbaaram ak ubbeekum pour vraiment ñi ngi fi fekk mu waxtaan ak ñoom seet lépp loo xamante ni bi doxutoon ñu doxal ko. menace terrorisme nangu kon ne am na ci Sénégal waaye njeexital ga ci hôtel yi nekk fii ci biir Dakar bu ñu sukkandikoo ci Mohamed Deme doonul rek lu leen di munti gàllankoor. au conseil des collectivités territoriales aman nañ tey seen ñaareelu session ci loolu nag waxtaane nañ lu wàjju ci xëyu ndaw yi soxna yi ak itam li nga xamante ne rek noonu la ñu war a taxawee ba mën a financer collectivités locales yi ak nekkinu élu yi. loolee nag ñu fas yéene ko waxtaane ci seen session boobee président ki nga xam ne daal moo jiite kuréel boobu ne dinañ def seen kem kattan ba recommandation bàyyi ko foofu ñu mën ko jëfee Fatou Dia teewoon na fa andi ci ak Younous Diatta. am ndaje mu yaa bi mooy ñaareel bi yoon ci atum 2017 bu Haut Conseil des collectivités territoriales mu mel ni laaj yu bëri sampees na ko fi. président wax ne premier ministre na convoqué benn réunion boo xam ne dañuy waxtaan ci affaire yi décentralisation waxtaan ci affaire yi attractivité ak emploi ñun ñu ne kon ñun am na loolu luñ ci mun a wax luñ ci xam parce que quand même ci terroir yi lañ jóge collectivité territoriale kon nag ñu ne nañu daje waxtaan pour xalaatal président de la république naka la ñuy fexe ba ci collectivité territoriale yi ñun tam ñu créer ay emploi lu jëm nag ci financement yu collectivité territoriale yi bokk na ci waxtaan yi. loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la collectivité territoriale yi jote daje mooy affaire financement c'est-à-dire xaalis bu ñu liggéey waaw mais loolu nag buy di wax rek loo xam ne dafay yokk impôt yi simplement dañuy bëgg a ut ay financement yoo xam ne innovant yu bees yoo xam ne dina tax ba collectivité territoriale yi seen xaalis yokk loolu nag yombul mais dinañ ko waxtaanee yaakaar naa ne dinañ ci gis ay bunt su neexee yàlla. Ousmane Tanor Dieng itam di fàttali lu jëm ci mandat boobee. suma mandat amul relation ak mandat bureau bi moom at mu jot ñu renouveler ko waaye suma mandat kenn du ko renouveler président de la République lay neex mu arrêté ko wala mu bañ ko tant que arrêté wu ko mandat bi day continuer. ñaareel bi ndaje nag waxtaan bi jël nañ ponk bu am solo jagleel ko muy gox yeex gox-goxaan yi. nan lañ koy taxawalee ak itam lu jëm ci wàllum xëy mi. waaw ñu desandi ak waaw conseil des collectivités territoriales foofee nag tey seetlu nañ ne yu bëri ci kër yéenekaay dañuy xëy rek jafe-jafe yi ñu nemmeeku ne dafa am ci kër googee nag ba tax na journaliste yi porox ndolu ci session boobu ngir laaj ko ana lan la mbir mi demee mu ne nag amul benn jafe-jafe bu fa am te bés bu ko nemmeekoo rek dina woo ñi nga xamante ne ñooñu la war a waxtaanal ñu mën a teg lépp ci table bi ñu teewlu ko ci micro Fatou Dia. suñu ñi nga xam ne ñoo nekk ak man ci Haut Conseil dañu jaaxle biñ déggee ne ci biir Haut Conseil dafa am ay jafe-jafe yu nekk diggante président bu Haut Conseil ak Haut Conseil yi ñoom yëguñ ko te ci ñoom lañ wax ne ñoo wax ne dafa am ay jafe-jafe ci suñ biir ñun benn jafe-jafe amul ci suñ biir. comme supposons que mu am jafe-jafe ci jafe-jafe yi dañ ko war a waxtaane ci kuréel yi nga xam ne ci la ñëpp nekk loolu moom institution bu ñuy soog a créer mënoo ko comparer ak institution boo xam ne am na fukki at ñaar fukki at juróom fukki at kooku mais bu ñuy soog a créer foog mu am ay tolof-tolof loolu nag dañ ko war a waxtaanee suñ ko waxtaanee rek nañ gis ay solution su neexee yàlla. waa Benno Bokk Yaakaar di xayma seen compagnonnage gannaaw juróomi at ci loolu nag ñu gis ne seen bilan bi am na lu ci bëri loo xamante ne rek lu ñu mën a rafetlu la bokk na ci li nga xamante ne rek war nañ ko yokk tamit mooy gën a dooleel boobule mbootaay bu ëmb ay parti politique fii ci Sénégal su ko defee rek ñu mën a waajal bu baax a baax jongante yi présidentielle bu 2019 Habib Faye ak Modou Diop. waxtu bilan jot ci biir coalition bi di Benno Bokk Yaakaar gannaaw juróomi at ya ñu ànd yoo xamante ne ay ndam rek lañ ci jëlee tey parti ya fa fare di dikkaat ci ànd googee. mën a xiqi mën a dellu si réew mi ci yoon tegaat ko ci yoon ndax mu mën a jëm kanam loolu la ñu waxante woon te ci fànn yu bari wax dëgg yàlla jéego yu bari am na ci. Benno dañ ko war a quand même dooleel
dañ ko war a structurer dafa war a am ay kuréel ñu juboo ci loolu nag commencé am nañ kuréel conférence des leaders jigéen ñi am nañ seen kuréel ndaw yi am nañ seen kuréel ak cadre yi donc loolu am na secrétariat permanent bi également chaque mardi mu def réunion donc loolu lu baax la. naam la ca baax bëri na waaye teewul it am na fa mu tagga témbee. réew mi nag yemul Ndakaaru rek réew mi mooy ñi ne ca àll ba te ñooñu bu ñu leen di boole ci réew mi ñu ciy gis seen bopp am naa yaakaar ne ñun lu ñu bëggoon ci réew mi mooy lii gën a baax ci réew mi ñëpp mën cee jot lu ñuy wax pencoo. fu mu sooxee mooy au niveau des départements ci suuf au niveau départemental au niveau communal ñu ngi ñaan ñun waa Ligue démocratique ba noo mun a def évaluation ba li am ci kaw au niveau du sommet mun a am au niveau des départements. waaye ëllëgu coalition bi ci ab déggoo rek lañ ko fas yéenee tënk. dañu ne ànd bi li xam ne mooy ngëneel te tey dox waruñu ko te muy ngëneel ci askan wi loolu warul dakk bu fekkee ne loolu moo ñu tax a jóg. ñaar parti yi nga lim yëpp ne am na lu fa jógee te moo xam leen rek amul benn parti boo xam ne mbir mi laalu la. te Benno bu amee doole chaque fois bu ñu demee élection dinañ gagné. 2019 yegg si ba noppi ñu war a falaat beneen président fii ci Sénégal Benno Bokk Yaakaar la mu bëgg moo di gën a dooleel la mu yor ngir mën a jiite bile réew. Habib Faye dañu desandi ci wàllu politique wax ci parti socialiste LD ak PIT ku dudd parti yooyu xam ne ay parti cosaan la fan yi nag ñuy am ay jafe-jafe ci yorin ba ak ñenn ñu nekk ci biir rek di ñaawlu ni nga xamante ne loolee lañ ko yore ba tax na rédaction télévision Futur Média samp ab laaj ana lan moo waral coow li bi ñu nemeeku élection législative ak léegi Ibrahima Kane. ay xiiroog ngaayoo xeex ngir am place lu ni mel ñu nemmeeku ko ci arène politique bu Sénégal rawatina nag ci yenn parti politique yi LD PIT wala parti socialiste ñëpp nekk nag ay parti yoo xamante ne dañu lëkkaloo ak nguur gi jamono ji ñuy dund ay jafe-jafe yooyu ñu nemmeeku ci parti politique yooyu ñu lim nag li ko indi du lenn lu dul seen lëkkaloo ak coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu jëlee ñaari parti yi ñu duppee ay parti de gauche jafe-jafe yi ci LD mëneesoon na ko séentu gannaaw bi secrétaire général am tekkee ndombol tànkam ci waajtaayu élection yi naka Mamadou Ndoye bëri woon na tamit ay responsable ca parti bi yoo xamante ne ànduñu woon ci Benno Bokk Yaakaar ak seen parti lëkkaloo ngir dem nag ci élection législative ya lu ni mel nag mujjuñ ca woon am ndam ndax majorité ba neneen la gisee woon ci loolu nag ñu am lu leen metti ba tax ci sax ay responsable dal di dem ci opposition bi def campagne électorale ngir législative ya te tey jii booy xool parti bi mu nga mel ne dafa xar ñaar gannaaw bi ñu taxawalee mouvement bi di LD Debout ngir nag indi coppite ci biir jàllarbiste yi PIT mel na itam jafe-jafe yu ni mel lay dund wante fii nag rëq-rëq yi ñu ngi ko commencé nemmeeku gannaaw remaniement ministériel bi ñu mujjee def nga xam ne ci la ñu jëloon nag Samba Sy teg ko ci boppu ministère du travail mu wuutu fa kii di Mansour Sy mu di nag ab ndogal boo xamante ne njiitu réew mi moom moo ko jëloon wante ndogal googu nag li mu mujjee jur moom mooy indi ay jafe-jafe yu tar ci biir PIT ndaxte nag tabb googu ñu tabb Samba Sy dafa mel ne nag responsable ya ka ca jiitu di Amath Camara di secrétaire général adjoint ñu dénk ko wàllu yorinu élection yi moom jàpp ne lu ni mel dañ ko waroon waxtaanee ci parti bi ba parti bi d'accord ci laataa ñu koy jël bu weesoo LD ak PIT parti socialiste moom it jamono ji mu ngi dund ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ne ñu ngi koy doog a nemmeeku gannaaw première alternance gi moom it parti socialiste ay jafe-jafeem dara lalu ko lu dul nag lëkkaloom ak coalition Benno Bokk Yaakaar taw li sax mu ngay bëri ca biir parti bi ba ñu ngay ruumandaat ndax duñu dàq kii di Barthélémy Diaz Aïssata Tall Sall Bamba Fall ak seen i ñooñ ndax dañ leen joxoñ baaraamu tuuma ne jalgati rek la ñu nekk di def ci doxalinu parti socialiste ay dissident noonu lañ leen tuddee wante ñoom itam ñu xamle ne bu dee dañoo am ku ñu war a dàq ci parti socialiste du kenn ku dul Ousmane Tanor Dieng ndaxte ñoom ñooñee jàpp nañ ne Ousmane Tanor Dieng saa bu xëyee jalgati teg sa parti socialiste ci la nekk. Ibrahima Kane jërëjëf ñu wax ci leneen mbiru kii di Luc Nicolaï loole nag xamle nañ ne cour d'appel bu Saint-Louis condamné nañ ko juróomi atu prison ferme ak benn atu sursis loole nag lancé nañ sax benn mandat d'arrêt ci ki nga xamante rek moo fi nekk promoteur de lutte bu ñu ràññee ak amende bu 300 millions ci loolu nag ñu nar ko wekk rek ci dédommagement ak intérêt mu war ko jox ki nga xamante ne rek mooy Bertrand Touli bu war a am 100 millions
yeneen 200 millions yi nag ñu jàpp ne rek dañ ko war a jox waa hôtel Lamantin Beach avocat bi di maître Babou Cissé nag moom d'accordul ci li ne mel ñu gis ne rek ñoom dinañ def lu ñu duppee pourvoi en cassation bu ko defee rek waa Cour suprême mën a addu ci mbir moomee. ñu dem ba ci Ngor foofee nag ñenn kilifa yi ak ña fay liggéeyal ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu def seen kem kàttan ngir mën a seetal béréb boobee ndaxte dañu jàpp ne rek am na ay yenn xeetu jëfin yi fay def te neexu leen ba tax na rek ci fan yi di ñëw ñu jël ay dogal rek ba ñi nga xamante ne ñoo fay faral di ñëw léegi ñu mën a segg ana ñan ñoo fa mën a dugg ak ñan ñoo fa mënul teew tamit Pape Fara Ñing teewoon na fa andi ci ak Thierno Loramendi. lu doy waar waaye dëgg la bu ñu sukkandikoo ci askan wi dëkk fii nee nañ seen gox bi lu ne moo fi xew li nu mel naqari leen lool tax ñu taxaw témb ngir faj ko. foo dox ci mbedd yi ñi nga fa toog toogin wu ñaaw toogin wu àndul ak orma amul dara. soo demee ba gis ay xale yu ndaw ñii wóor la sax ni am nañu lu mat 16 ans ñu yore ay pancarte di bind promotion sexe subhanallah promotion sexe 500 francs CFA. sa àddina lay tukki. danañ sensibiliser dëkk bi yëpp ba nga xam ne ku gis loo xamante ne jaaxal na rek boo ñu informer on va informer à la gendarmerie. li ñu bëgg moo nekk bëggatuñu gis kenn ci île bi muy jaay boppam. loolu imaam yi sax fas yéene cee def ab xutba àjjuma bi ngir xamal ko askan wi. alxuraan dafay wax ne moytu leen fitna goo xam ni bu yàlla di indi musibam du yem ci ñu ko doon def képp. ajuma incha allah dañ bëgg kenn si ñun imaam yi dana taxaw ci dëkk bi waxtaane ko ak waa dëkk bi. gannaaw bu ñu jullee ba pare ñu woo waa dëkk bi yëpp ci jumaa bi waxtaane mbir mi incha allahu loolu daal mooy première phase bi nga xam ne moo war a am ci ajuma bi. ñiy dawal gaal yi sax nee nañ képp koo xam ne xam nañ la ngay jaay sa bopp dootoo ci duggati ñu yóbbu la ca île ba. bu ñu waxtaanee dañu gis ne vraiment lii il faut ñun ñu jóg ci ñu ci jógee aussi ñun transporteur ñu jël décision ensemble pour interdire traversée yëpp. ñi fay indi xale yi jigéen ñi ak ñi leen di làq ñëpp di leen fat ci kër yi ñoom ñëpp tamit association bi nee nañ teg nañ leen bët ngoruwaay ñu ngi ñaan nguur gi mu jël ci ay dogal fas yéene nañoo amal ab dajaloo bu mag dimanche bi ci île bi. Pafara Ñinge bu ñu jógee Ngor doxantu ba aéroport Léopold Sédar Senghor bu Yoff foofee nag ni démb ñu doon teeru ki nga xam ne mooy Youssou Ndour. gannaaw li nga xam ne rek am na raaya di premium impérial ñu jële ko fële ca Japon foofee nag bëri woon na ay artistes ak i xaritam yu fa teewoon rek ngir sargal ko gannaaw ndam bi mu indi fii ci Sénégal Aïssatou Paye Fall teewoon na fa fekkee xumbi tey moom ak moo di jóg. ñu teeru ko ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñu ñëw teeroo buur sabar di jolli am sax ñu def seeni chorégraphie Youssou Ndour nag bi mu egsee li mu jot a wax mooy ne ginnaaw ndam li nee na lépp gëm liggéey moo ko waral. lépp lu ma jëlee foofu bokk kook sama réew bokk kook Sénégal ndax mu jëm kanam ndax mu jëm kanam. ndam bi pour ñun ñëpp la surtout pour les artistes artistes yi ñoo ko moom lu ñu jot ndax Sénégal moo tax lu ñu jot ndax artiste la ñu doon donc artistes yi ñoo moom ndam bi ñoo ko moom. te yeneen a ngi ñëw yoo xam ne que moo ëpp doole pour aaru Sénégal li ki des yëpp moom mooy di leen remercier parce que retentissement bi nga xamee ni que moom le prix bi am bu amee yéen tamit média bi yéen a ko def jox ngeen ko gëddam ba mu mat sëkk te xam ngeen ma man moom liggéey rek du ma dugg ci leneen liggéey rek lay def boo liggéeyee nag ba pare boo liggéey ba pare ah mooy comme rek maanaam nga ji boo jiyee nag xam nga léeg-léeg deqi jot après nga récolter loolu ngay récolter donc bu ñuy commencé liggéey loolu yàgg na te moo tax ndam yu bare ñëw
mais du tey lañ ko def dañ ko def démb tey soog a ñëw. ndam li nag mu bokk ko ak ay naataangoo artistam ñoom ñëpp taxaw sargal ko. ci réew nga nekk fa référence je pense que bénéfice réew ma la ak ñu dëkk ci réew ma te Youssou. ki ñu jox nag mu téye monument de la Renaissance yokku si ne créativité bu am solo bu artiste bi di Youssou Ndour moo tax ñu célébrer ko foofu noonu sa Japon jégleel ko li ñuy wax premium impériale. Sénégal wane Afrique wane suñu aada ak suñu tradition mu woy ko def ko ci musique te it mu tënk ko ci ay baat yoo xam ne yëpp dafa am lu mu tekki te li mu tekki di njëriñ pour Sénégal ak Afrique u ëllëg pour àddina bi pour nit simplement. ana ku ko def waay ana ku ko def ku ko def ana ku ko def waay ana ku ko def ku ko def et pourtant fi la ñetti root. jërëjëf Aïssatou Paye Fall lii moo fi gënoon fës ci xibaar yi ci kanam Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew tegtal leen xibaar yi ci wàllu nasaraan di leen jaajëfal ci teewlu bi jërë ngeen jëf.